mbokk yi kon asalaamaaleykum dellusiwaat nañ suñu émission bi nga xamee ne moo di jano bi fii ci 98.5 Sud FM seen rajo yàlla dogal itam ñu koy déglu ci Sénégal gi yëpp wërngal kàpp ci fukki diiwaan ak ñeent yi nga xamee ne ñoo tënk réew mi tey nag ñu am fi gan goo xam ne gii bon duñu ko présenté kenn parce que mais dañ ko tudd nit ñi xam ko nag xam nañ ko ba noppi Sénégal gi yëpp mu di l'honorable député Aymérou Gningue mi nga xamee ne moo jiite groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar jégalool Macky Sall ñu nekk ci nguur gi fi nu toll nii daanaka lépp nekk ci seen loxo Aymérou ñu ngi lay nuyu. waaw Maodo maa ngi lay fay. di nuyu waa Sénégal yëpp. ndax seen rajo bi mooy taw rajo yi. absolument Sénégal yëpp nag di ko déglu. may am mbégte ci jamono bu ne. soo ma invité ñëw. waxtaan ak yow. ci loo xam ni day soxal réew mi. ah loolu ñu laaj rek ñu indi ci suñu xalaat. te jéem a wodd kàddu gi. ba lépp rafet. voilà Aymérou li jeexal ñëpp bon jaaxal ñëpp mooy yow bi ñu lay nommé bi ñu lay fal bi ñu lay samp sax laay wax. nga pour nga jiite groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar dafa xaw a mel ne lu créer surprise ndax ñu bari fooguñu ko woon parce que Aymérou ñu ngi dans le tas jékki-jékki rek ñu ne lu toll ne groupe parlementaire parce que Moustapha Diakhaté moo fa nekkoon xaw ma nag dafa am ay ci suuf lu fa xew mais wala Macky la wóolu rek lu xew. waaw xam nga. Groupe parlementaire pour ñu fal la ci da ngay nekk député. d'abord parce que boo nekkul député moom doo mën a jiite dara. d'accord nañ ci loolu. ah yàlla def bi ñuy def élection yi président am yaakaar ci man wóolu ma jiite liste département Tivaouane. bi ñu gañee ma nekk député. yàlla dogal na itam. wax dëgg yàlla mësuma am expérience su député. maa ngi tàmbali ci 13e législature bii. leneen li ci xew yépp nag. damay jàpp ni kóolute borom réew mi la ndax moom mi nga xamee ni moo ñu njaboote ndax képp ku ñu fal ci Benno Bokk Yaakaar jàppal ni tey président Benno Bokk Yaakaar mooy le président Macky Sall ànd ko ak ay nawleem ñu doxal mu nekk coalition boo xamee ni boobu ba léegi mi ngi dox te dara naqariwuñ ci moom nag wax dëgg yàlla moo ma xool ci xañ na xam bu ma xam ak yaakaar bu mu am ba ni ma demal nga jiite groupe Benno Bokk Yaakaar et bu ñu la dénkee nag ni la jiiteel nga ñëw fekk fa say nawle ni nga mën a def mooy fexe bay bokkoo décision yi ak ñoom mooy di waxtaan ak ñoom di bokk xalaat ak ñoom xam ni kaay jiite du dara lu dul kaay rek ñu gis ni nga xamee ni moom nga yaakaar ni moom ngay doxale su ko defee da nga koy yaatal di waxtaan ak nit ñi di diisoo ak ñoom. loolu nag mooy li nga xam ne ci laa nekkoon. mais daal li ko lal base bi. mooy kóolute président Macky Sall. Aymérou fu réew mi toll. waaw réew mi de ñoo ngi. coow li bari na de. waaw xam nga réew bu nekk. boo tolloo fii. ñu naan fii ak juróom fukki fan. war nañoo falaat njiitu réew. coow war fa bari. loolu bu coow amul woon la ñuy jaaxal. yéen indi coow li. ndax xëccoo. foo ko fekk rek dina am coow waaye nag bu ñu waxalee yàlla rek ñun de suñu mbër bii di président Macky Sall jiite woon réew mi bëgg tam ñaanaat sénégalais yi falaat ko dañu war a ànd ak moom pour falaat ko ci kattanu yàlla defe naa ni coow bi moom indiwu ko moo indi ndax mosuma dégg non andi fichier boo xam ne bii gars yi d'accorduñ ci fichier bi ko faloon Macky Sall àndaatu ci la ko faloon kay bu ko fi bàyyi waatoon koy coow du jub am déet déedéet xam nga fichier électoral. waaw naka jekk saa bu ñuy dem ci joyante. waaw dañu koy ubbi. waaw loolu loi moo ko permettre. d'accord waaw bu ñu waree ubbi gi firiwul ne dañu koy ubbi. oui. yàlla def na itam. yëpp xam nañ ni dañu defoon refonte fichier électoral bi. bi ñu ko defee ak carte d'identité CEDEAO yi ñu ciy liggéey. ba Sénégal di wote ba tey mosuñoo am lu toll ni ñi bindu ci fichier bii nga xamee ni. moom la ñu war a demee élection parce que fichier boo xam ne dañu naan 6,5 millions personnes yu tegal. bindu nañ ci wax dëgg yàlla loolu mosul am dëgg la nag c'est normal parce que réew mi tam day yokku. oui nit ñi tam ñi ngi gën a conscient pour di wuti carte d'identité di wuti ay carte électeur mais man dama jàpp ni coow li ni ko olof yi di waxee coow li ci teen yi gars yi amul baag la. waaw mais yéen yore baag bi ba noppi bëgg leen koo leeral maanaam yéen fichier bi doon c'est vrai que dañ ko war a càmbar. toog nañ gars yi ba ngeen toogee ministère de l'intérieur opposition bi ñëw. la ñu gis doyu leen la preuve mooy
fichier bi nga xam ne en tout cas selon l'opposition. D'ailleurs ñoom sax joxe nañ ci ay preuves ay firnde yu bëree bëri ku mel ne gëm sa bopp ñoom Abdoul Mbaye ñeneen que fichier bi nga xam ne même sax suñu benn tas mbokk nattango taskatu xabaar Moutba nee na fichier bi ñu jox conseil constitutionnel baaxul c'est nekkul bi waroon nekk foofu beneen la. waaw léegi loolu du ngeen te yéen kat kenn weddeegu ko nag. waaw xam nga booy weddi. kenn weddeegu ko di. booy weddi. waaw dañ lay won lu tax ngay weddi ñàkk fayda paasewul fekk ay nit di wax rek te li ñuy lu wax duñ la indil benn firnde nga nekk ci mbedd mi di weddi dama ne man. dama jàpp ni benn fichier rek boo mën a am Sénégal parce que ñaari fichier mën a am lu ko nit doy ñoo ngi dem élection. oui nit ñaa ngi bindu bi def nañ ko ci ligne bi képp koo xamee ni jël nga sa tur dugal ko ci biir di nga xam yaa ngi ci biir fichier bi wala déet carte yi ñoo ngi koy joxe def nañu li ñuy tudde audit mooy càmbar bi nga xamee ni nii dañ ko defoon ci coow loo xam ne dafa jógoon ñu Union européenne financé ko. ñu jóg wax ni téeméer boo jël. mën nañu jàpp ni juróom-ñeent fukki ak juróom-ñett leer na ci fichier bi dëgg la nag diggante bi ubbiwaat nañ ko fi pour bindaat ci ay nit dina am lu ma téeméeri junni nit wala ñaar téeméeri junni nit parce que ci sama jàpp sax ne nañu mat nañu daanaka juróomi téeméeri junni. binduwaat nañu. waa loolu nag bu laajee tam ñu càmbaraat ko bisimilah ñu càmbar ko waaye nag wax joo xamee ni nii amul bopp amul genn képp koo xamee ni yaa ngi ko bëgg a topp xam nga li Kajoor di wax xam nga ko mooy mboti tëb nawet yépp ku leen bëgg a tàccu sa tool dina boy loolu mënul nekk. pour yow fichier bi nekk conseil constitutionnel c'est fiable baax na. ah bien sûr parce que Sénégal dafa tolluwul sax fu ñuy jëlee ay fichier dafa amul ñaari fichier bañ naan fiable ak ñaari fiable benn fichier moo fi nekk xam nga. lii malgré quoi yi gars yi. li àlli kalaj gi laa lay wax. àlli kalaj gi mooy la. àlli kalaj gi mooy gis nga Sénégal gii bu ñu jëlul woon ay matukaay ba ñu dugal filtre boo xam ne day permettre képp koo xam ne yaa ngi laaj réew mi ñu ne na nga dem ba ñu xam yow looy peese xanaa nit kay bu bëggee am réew dëkk ba mu dëkk sax war nañ ko wax ni njaw wóolu nañ la waaye. xam nga yëf yi dafa neexal la yàlla gis nga bi ñu dem élection législative dama lay jox tey ay exemple yu wóor quotient bi nga xam ne ni mooy quotient électoral bi mi ngi nekkoon 55 174 maanaam pour nga mën a nekk député da ngay am 55 174 gis nga loolu boo koy xool juyoowul ak li nga xam ne moom la ñuy laaj ci parrainage gaa ñi dem campagne fukki fan ak juróom campagne du woon ñoom rek de ay coalition la ñu woon ba ñu demee Ousmane Sonko ba ñu defee élection législative 37000 yu tegal la am fanweeri junni ak juróom-ñaar Aïssata Tall Sall ñaar fukki junni ak ñeent la amoon Aïda Mbodj ñaar fukki junni ak ñett la amoon Abdoul Mbaye fukki junni ak ñeent la amoon Amsatou Sow Sidibé juróom-ñetti junni la amoon waaw mais ki dem élection législative di wuti poste député mënta am lu mat quotient wax dëgg yàlla bu ñu demee di wuti parrainage defee di yomb na mais kooku du ko mën a am. élection yi bokkuñu. mais benn la rek. parce que boo jiitee liste. ni yow yaa jiite liste proportionnelle xam nga ñi ma lay wax yépp nekku ñoon ci ay scrutin majoritaire nekku ñoon ci ay région ci liste nationale lañ nekkoon liste proportionnelle lañ nekkoon. dem di wuti ay électeurs wër Sénégal gépp yow wax dëgg yàlla mënoo am lu tolloog ñu ci bëri mënuñoo yegg ci ñaar fukki junne ak juróom waaw mais loolu moom moo feeñaat tey ci bu ñuy def parrainage bi parce que ka amul woon lu mat pour mën a nekk député waa tey lan moo war a soppiku ci Sénégal ba Sénégalais yi dem di ko jox seeni parrainage xam nga man dama lay wax lu wér loo xamee ni xam nga député yi yëpp di gis nga ci ñoo xam ne ña nga assemblée nationale tey boo xoolee Ousmane ma nga fa. boo xoolee Aïssata Tall ma nga fa. boo xoolee Aïda Mbodj ma nga fa. mais la ñu fa nekk ay plus fort reste moo leen fa indi. mooy ba ñu seetee ba pare. loolu nag loi la man xarabuma loolu sax. parce que loolu mooy li ñu teg. mooy yoon. waaye nag nañu seet nattukaay ba xam ni gis nga kii mënul woon a am fukki junni ak juróom wala mënul woon a am ñaar fukki junni waa lan moo xew Sénégal
juillet 2017 ba tey mu mën a am juróom fukki junneeg juróom yoo xam ne dañ ko parrain te mu wér. parce que kala woteel moom wér na mais mën na nekk 20 000 ay dem boo ji kay saa yi bu góorgóorloo tuuti ay weer ak docteur ay dem boo wër na réew mi donc moom jàll na. waaw amoo ci gënoon sori nag amoon na 37000. waaw 37000 waaw amoon na 37000. te tey matal na voilà. waaw matal na waaye mais nag jógee ci 14000 Abdoul Mbaye par exemple dem ci 55000 ak 60000 loolu jafe na de damay wax Maodo Sénégalais yaa ngi may dégg parrainage yombul parrainage. est-ce que du loolu la Macky Sall xam pour. déedéet éliminer ñu kenn dañu bëgg a seet xam nga Maodo xam nga man li ma bëggoon ñu waxtaanee ko ak Sénégalais yi. mooy lan waaw bu ñu defuloon parrainage. bu ñu ko defuloon ñu am téeméeri candidat. waaw ngeen def bulletin unique. defal ndànk rek. bulletin unique déedéet même bulletin unique sax mënu ko. 100 candidats 100 candidats mënul nekk bulletin unique. xanaa da nga naan fukki bulletin 100 candidats mënul nekk bu ko defee bulletin bi nag nga koy xool naan waa kan moo fi nekk ak kan moo fi nekkul xam nga dañu waxante dëgg. suñu démocratie dafa toll foo xamee ni nit ci li muy dund bis bu nekk di ko gis di jànkoonteeg moom da ciy jàng. bu ci jàngee dafa am lu mu ci war a jëlee mu jeexital ci doxalinam gis nga élection législative yi passé képp ku ko gis ak 47 listes yi ñu amoon yow nga bàyyi Sénégal fii mu nekk xam nga lan moo naroon xew. ñu dem ba le 24 février ñu ne kenn mënut a wote parce que téeméeri candidat la ñu am. électeur bu dugg ci biir bureau de vote bi dañu ci def fukki minutes soog a génn téeméeri bureau de vote yi am juróomi téeméeri nit a fay voté ñu xëy ni kenn mënu fay voté xam nga kon boobu lan la ñuy dugg ci li ñuy dugg un vide constitutionnel dañuy dem président jeexal kenn mënutul a voté ñu nekk ci coow loo xam ne nii maanaam détal yàlla ñu yàlla mosu. est-ce que gisuloo ne l'honorable député même bu fekkee bulletin yi bari na mais su la neexee nga ñëw jël au minimum 5 après nga bàyyi ci des. de toutes les façons jël nga déedéet loolu disposition la boo xam ne conseil constitutionnel gis nga bi mu jafee. mais conseil constitutionnel dafa nànk bi mu jafee ci élection législative yi. dañu dem ba nga xamee ni. xam nañ lii jaadootuwul maa ngi fàttaliku sama benn mbokku député bu ñuy wax Gadio. moo demoon ci biir bureau yi di minuté wax ni avec 47 listes bu ñu bëggee def élection yi mais électeur bu nekk di nga def lu war a mat juróomi minute ci déwi kon nag bureau yi par toute la journée lu mat fukki nit téeméeri nit duñ fi mën a wote loolu mu doon wax dëgg la parce que il faut que ñu xalaat parce que téeméeri nit 5 minutes ça fait 500 minutes 500 minutes boo ko xoolee li koy manqué 10 heures de temps 8 heures de temps la yu tegal mais loolu il faut que ñu càmbar ko loolu moo taxoon conseil constitutionnel ni maye naa képp ku dugg nga tànn lu mu néew juróomi bulletin mais ci juróomi bulletin sax da nga doon am jafe-jafe Maodo parce que boo ñëwee dugg ci benn bureau xam man àll ba lay wote mais gis nga bureau bi ma daan wote dañoo rangalee table yi ba mu yegg ñu def benn wëlbatiwaat dellu si ko ba mu yegg da nga daan sonn boo xamee ni yow ki nga bëgg a woteel sax bala ngay gis bulletin da ngay waru gis nga Sénégal tànn bu nekk dafa am fu muy tàmbalee lii ñu def segg rek la ku ñu segg dem ba yàgg nga gis ni yow tey dañ laa teg fële da ngay góorgóorlu. mais est-ce que segg bi prémédité leen ko parce que premier ministre bi xaw ma day gisaane xaw ma waxoon na fi ne en tout cas on aura peut-être 5 candidats. non gisaanewul xam nga yooyu itam bu ñu ko yóbbu fu mu yeggul. c'est-à-dire xam nga moo ko wax. déedéet mi ngi koy nuru parce que déedéet xam nga dama lay wax benn affaire Maodo. gis nga man wax naa ba tey. ni gis nga loi de parrainage bi ñu ko defee. ba may def amendement bi. amendement bu d'ailleurs c'était pour won leen ni nit mën na déposer ay bulletins mais fekk am na 20% marge erreur. mën na nekkaat ci biir moo taxoon ñu def limite ba ca kaw mais def limite bi ci suuf ni 0,8% yooyu. mais gis nga Maodo. man daanaa wax ci samay jataay ni jàpp naa ni. ñi nga xamee ni ñooy dem élection présidentielle dina leen mën a wàññi ci ay baaraamu benn loxo. man daan naa ko wax mais lu ngeen ko xamee. xam nga lu tax ma xam ko. lu ngeen ko xamee. xam nga lu tax man ma xam comme da ngeen éliminer 2 encore déedéet dama xam li tax ma xam ko. mooy dama xam ni parrainage yombul. dama xam ni nit ki nga xamee day jël signature am man damaa dëkk ci àll bi mais ku ñëwut sama dëkk ni da ngay wut signature bu la gaa yi xamul duñu la ko jox da nga defee ni yomb na mais yow sa carte d'identité nit ñëw nii la dama bëgg nga parrainer ma parce que damaa bëgg nekk candidat. bu fekkee nit kooku mosu leen jëflante dara lu dul taje ci mbedd mi mais xanaa boo ko joxee kooku ñàkk fayda la moo tax naka jekk man bokk naa ci ñu doon wax ni parrainage bi yombul de
képp ku koy wuti. kon kon na nga am base. kon daal mën nañoo wax ne. premier ministre bi Mahammed Boun Abdallah Dionne ak président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar gisoon nañu fi. ak ñeneen du ñun rek. c'est-à-dire que xam nga ki wax ak ki waxul da nga dul mën a xam kan la waaye man bokk naa ci ñu doon wax ni man juróom yi sax ëpp defoon naa ni duñ ci yegg. déet waay di juróom ak juróom-benn yi. dama defoon ni maximum ay ñett ak ñeent ñoo mën a jàll lool. parce que parrainage dafa yombul Maodo. mais lu ci jafe lu dul mais Maodo nit ñi pour ñu wóolu la pour jox leen seen carte d'identité signé ni la yow la mais yombul nit ku la xamul amu leen fu ngeen daan jaar démb ak bërki démb. mais ci kaw lan la koy teg nit koo xamee dafa xëy rek gis la nga ni cëpp mu daal di ngay ñëw rek ni ko waa dama bëgg ne candidat mu jox la mais moo tax gars yi xam nañ ñu yombul ñu ko doon wuti. xam nga ñaata nit ñoo doon wuti pare na. ëpp nañu téeméer ak ñeent fukk. waaw bari woon nañu waaw. mais waaw mais téeméer ak ñeent fukk. kenn ñëpp dem. yéen a wax parrainé leen yéen a ko wax kay ne parrainé. mais alors. mais boo demee parrainé. te amuloo base. amuloo ay nit yoo xam ne am nañu base pour jàppale la ci parrainage bi mais doo dem. yombul d'accord ñu mbokk yi ba ma fàttali ne ba léegi ñu ngi fii ci Sud FM seen rajo ci émission bi ñu duppee jano bi tey nag ñu toog ak Aymérou Gningue mi nga xam ne moo jiite groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar Aymérou wax dëgg yàlla seen kilifa gi day suñu kilifa gi sax parce que c'est le chef de l'État loolu kenn werantewu ko mais xam nga tamit di wax di weddi waxaan maa ko waxoon waxatuma ko woon gars yi indi la ay preuve ba noppi ngeen naan vraiment c'est l'idéal mooy ki ngeen gën a wóolu vraiment wax ngeen ko mu xoolaat toogaayam de. man de président Macky Sall laa lay laaj. dinaa la wax man li ma xam ci Macky. loo xam ci Macky. Macky li ma xam ci moom. te di ko wax te Sénégalais yi nga xam ne nii ñoom ñëpp ñoo ngi may dégg. mooy nit ku baax la. nit ku yaru la. nit ku sàmm kàddoom la. ah bon maa la wax lii. politique nag dafa am nu mu tëddee xam nga Macky bu ñëwee nii par exemple suma frère Alioune dama bëgg duma ko jox benn poste boo xam ne nii. man maay signé décret bi. moo ko waxoon de. waaw defal ndànk rek dama lay expliquer. oui maa ngi lay déglu. nga wax ko. moom dafa fekk mu jàpp ni dafay liggéey ci privé donc du ñëw ci sphère publique bi mais Alioune xëy dugg ci politique dem Géejawaay bi mu demee Géejawaay di militer waa Géejawaay wóolu ko def ko seen maire xam nga maire moom duñ ko def n'importe qui ku ñu wóolu rek koo dégg ñun la maire la jàppal ni am na lu muy jëflanteeg ña mu nekkal waaw bu fekkee dem na ba loolu am Macky même su fekkee ni soxlawul Alioune ci wetam politiquement daf koy soxla parce que Guédiawaye ay nit a fay dëkk te ñooñee ko wóolu ba jiital ko mais ñooñu dañu bëgg Alioune ci boppam am lu mu représenté ba bu ëllëgee mu am lu mu tekki moom itam ci réew mi xam nga dafa am loo xame ni yaa koy maye dafa am loo xam ni politique moo lay obligé nga def ko li nga moomal sa bopp di ko may su la neexee nga ni duma ko may wala duma ci jox diw mais nag logique gu politique mais Macky précisé wul woon privé ou pas il n'avait pas précisé comme ni ko waxee président dafa wax rek daa wax rek sànni ci mboy mais moo tax ma lay wax parce que itam man il faut ma leeral dafa am loo xam ne yaa ko moom di ko may am loo xam ne moomoo ko terrain politique bi mooy tax day naan këtti di jont doo ci man dara parce que boo ko deful merloo ay junniy nit yoo xame ni dañoo bootu ci kooku mais kon loolu gis nga sénégalais te gis nga ma wax la sénégalais yi xooluñu loolu gis nga Sénégal li ñu xool ci nit mooy ndax bëgg na réewam ndax am na yéene ci néew ju doole yi ndax mi ngi sàmmonte ak kilifa yi nga xam ni ñoo ŋànk réew mi parce que réew mi di Sénégal réew mu doy war la boo xamee ni nii amul kenn ku nekk ci suñu boor bi te ñeewuloo ñu loolu nag lu fi yàlla def la li fi yàlla def la yàlla boole ñu tam ak ay kilifa yoo xamee ni wax dëgg yàlla war nañ ci sant yàlla dama ni bu doon réew mu ñuy jaay ba léegi gars yu jóge nañu fa la ñëw jënd ko waaye heureusement kenn jaayu parce que Sénégal dafa nekk réew bu particulier beneen kàddu bi président waxaat barki Dembo Ndiaye suñu benn natango laaj na ko ñëpp di dégg fii la toogoon ne Ousmane Ngom du fii dañ koy récuser du organiser suñuy élection ñu laaj ko mu ne waxuma ko waaw xam nga dafa juum wala lu xew déedéet wala dafa fàtte déedéet Maodo
mais mu ne damaa fàtte wala dara. xam nga moo ko weddi di. dama bañ nga nekk ci ay mbir yoo xam ne day mel ni ay kekkantoo. non kekkantoo ma dama la ko laaj. après on continue moo tax dinaa la laaj. dinaa la tontu. oui après gis nga réew bi di Sénégal. oui. man dama mës a gëm ni. administration bi ñu am. mooy doxal élection yi. xanaa xamuloo ni kii nga xamee moo yore direction générale des élections. moo ko yoroon 2012. fonctionnaire yi daan liggéey ca direction générale des élections ñoo fa nekk. ministre de l'intérieur ministre la coiffé effectivement le commandement territorial parce que préfet yi ak gouverneur yi ak yooyu mais dama lay wax ni élection dafa nekk loo xam ne nit ñi dañ koy pàccoo parce que bureau de vote bi kenn du ko caabi ni kenn du fi dugg candidat bu nekk am nga représentant bu ñuy voté da ngay toog urne bi bu ñu ko indee suba teel dañuy xool ni dara nekku ci bu ñu paree procès-verbaux yi ku ci nekk représentant candidat bu nekk da ngay signé yow da ngay booy génn ca bureau ba da ngay yoraale sa këyit bi loolu fu fi luxus mën a am ak di jalgati xam nga lan mooy wax yi. kon yow d'accord lu ak opposition bi li ñuy wax ne Aly Ngouille Ndiaye di organiser suñu élection. ah non man d'accorduma ci même bi Ousmane Ngom nekkee fii di organiser élection 2007 mais man mosuma contre loolu. parce que yow dérangé wu la. déedéet dama ni de toute façon moom nit la man suma bureau man daal bureau ba ma nekk ca ngi gis maa lay waatal ni kenn mënu ko jalgati kenn ñimewu faa ñëw di ko jalgati ndax nit ñi dinañu wote bu ñu paree dinañu bind ak nu ngeen mën a doon dinaa xam man sama candidat ñaata la am dinaa xam itam yeneen candidat yi ñaata la ñu am kenn mënu ko loolu nag. yow loolu moo la ci intéressé. loolooy fu la man kenn daa mën a jalgati samay élection fu ñu jaar ba jalgati ko. ay mbiru bulletin yi ñu signé ma téye ko xam ni bureau bii maa ngi fi ak bureau ya nekk ca wetam ma téye ko ku ko génnee te génnee woo loolu ma tawat ko fi ma ko war a tawatee damay yor ay kayit yu koy leer moo tax élection yi naan dañu koy jalgate dañuy def nii xam nga loolu lan la. ay yuuxu koo xam yuuxu yoo xamee ni. bu ëllëgee da nga bëgg continuer di yuuxu xam nga kii dem ci làmb ji bëreeguñu sax nga naan waaw mais moom daf ma padd te yow. tàmbaleeguñu. waaw mais d'accord mais parce que comme yéen yi nekk ci kaw yéen a yore mbir yi gis nga ñu ngi ci doon waxtaan léegi gis nga candidat yu bëree bëri jot nañu génn xam nga ci parrainage bi PDS rëcc na bokk na ci ñi nga xam ne accepté nañ en tout cas pour le moment parce que yéen moom comme da ngeen a bëri pexe PDS jàll na mais seen candidat mooy Karim Wade ñoom loolu la ñu wax sans Karim amuñu candidat. alors léegi il ne reste que pratiquement 1 mois et demi wala sax matatu ko waaw léegi voilà. donc président ñu bëree bëri dañoo toog fii wax ne surtout waa PDS ñoom Babacar Gaye ay kàngamo ne daal ni ma noté ne ñoom Karim Wade mooy seen candidat ak quel que soit Alpha et que bu demul élection du am ban jàngat nga ci am. waaw man loolu xam nga Maodo man li ma xam rek mooy conseil constitutionnel dañ fa waroon yóbbu ay parrainage. oui ñu am ñuy génne ñii mat nañu parrain. conseil constitutionnel itam. moom moo war a wax. ñan ñooy nekk ay candidat waaye nag duñ ko tënk rek ci ay parrainage dinañ ko tënk ci yeneen ni charte dinañu xool lu code électoral bi wax dinañu xool lu constitution bi wax ñoom bis bu ñu génnee seeni liste ni ñii ñoo war a dem élection man ci lay tàmbalee am xam-xam ni ñii ñooy nekk candidat amaa nag tey may nettali suma gént ni nettali géntu jàmbur duma ko man waaye li ma jàpp mooy li conseil constitutionnel dogal loolu mooy am ba nga xamee ni incha allahu rabi bu ñu demee le 24 février sénégalais yi dinañu wote te jàpp naa ni le 25 février nit ñi dinañu xëy liggéey parce que gisuma fi dara lu war a mën a tax sénégalais yi war a wote tànn seen njiitum réew ay nit taxaw ni élection yi du fi am parce que sénégalais yi nag am nañu fulla ci seen bopp loolu moo tax ma wax ni ña ko wax ñoom ñoo xam lu tax ñu wax ko bis bu ma demee nag ba teg ci sama bët xam ni lii ñu doon wax lii moo tax ñu wax ko dinaa xamee daa fa jëlee xam-xam waaye daal li ma jàpp man mooy lu conseil constitutionnel dogal nga xamee moom mooy këru attegaay bi gën a kawe ci suñu réew dinaa xam ni lii mooy dox te bu soobee yàlla itam nit ñi dañ dem élection tànn ki nga xamee ni moom la ñu bëgg a teg ci bopp réew mi pour mu
yeggale Sénégal fi nga xamee foofu la ko bëgg a jëme. waaw léegi d'accord on verra bien parce que waa PDS ñoom loolu la ñuy wax bon Sénégal yëpp la ñuy ruumandaat mooy ñaari candidats yoo xam ne yi sciemment da ngeen leen a éliminer écarté leen Karim Khalifa Sall. waaw xam nga man. waay ay miru dégg nga loolu kat nit ñi di ko wax. waaw mais dégg naa ñuy wax. te it tamit waaw mais nuru na ko it xam nga déedéet xam nga man dama bëggoon Sénégalais yi xam nga man. dama nekk assemblée nationale. bokk naa ci ñi lever immunité parlementaire. Khalifa Sall. bi ma koy lever dañ ma jox benn dossier boo xam ne nii dama ko xool càmbar ko xam li ci nekk li ma ci gis mooy dafa am alal joo xame ni toll na ci 300 millions par weer muy 1,8 milliard ba ñu ko xoolee ñu koy càmbar gis ni dañu wax ni dañ ci doon jënd ceeb ak di ci jënd dugub am ay facture yoo xam ni dañ ko signé wax ni facture yi pour jënd ceeb la ak dugub te loolu amul magasin yi mosuñoo gis ceeb facture yi ay fausse facture la loolu laa gis te loolu la jàpp ni itam loolu la ñu àttee Khalifa Sall ba condamné ko xam nga damay bañ ñuy fàtte li nga xamee ni moo tax lii xew-xew di wax ci wax politique parce que bu ñu dee wax politique mooy coow loo xamee ni dañu koy yëkkati pour dëgg réer mais dëgg nag ala kulli àll du mën a réer parce que base ba bu ñu cee yeggee. dinañu xam est-ce que amul ñeneen ñu def lu ko gën a garaaw ba noppi gars yi bàyyi leen mais loolu xawma ko xam nga. li gën a bon aussi. mooy naan xam nga du man dong bokkuma ci da koo gën xam nga man nekkuma fi tey pour nekk juge parce que loolu dafa am ñoo xam ne yàlla daf leen jox ñu tànn métier boobu nekk ci tribunaux yi di atte te ma nekk député di voter ay loi booy voter ay loi nag ña nga xam ne dañuy appliquer loi ya da nga leen di jox cër ba pare wóolu leen jàpp ni ay doomu Sénégal te la ñuy wax itam seen aqulaay taala lañ ko teg man foofu rek laa wax. kon yow Karim Wade cour bi nekk fële ca astafurlah oui Karim Wade bien sûr cour bi nekk fële ca Monaco bu leen débouté en tant état Sénégal yow daa dérangé wu la. ku la wax di daf dañu débouté. xam nga wax ji waxu journal wax yi nga xamee dañ koy wax procédure boo xamee ni bu leen woon a confisqué ay. ba léegi ñoo ngi ca loola. ah bon ba léegi ñu nga ca loolu kan moo wax ni xam nga dañuy fekk. il y a un communiqué du parti démocratique sénégalais. defal naa ko waaw mais xam nga coow politique. quand même xam nga ay bëñ. fanweeri bëñ. ak ñaar. bu ci benn bëñ foqee ku ñëwati dootul wax fanweeri bëñ yeeg benn dañ naan rek jaal bi. waaw boobu rek la ñuy tudd. boobu rek la ñuy tudd mais ñun xam nga man yooyu gis nga par principe Maodo. lépp loo xamee ni mi ngi ci justice. gaa yi di ko topp ay avocat nekk ca di lijjanti man dama ciy maandu coow politique nag dina tax. mais Karim politique la. waa déglul moo wax la coow déedéet lan mooy politique. xam nga Karim li ko dal fii politique laa lu ci. la cour de répression de l'enrichissement illicite. CREI boobu cour la ci gannaaw amoon na fi. xam nga dañ ko bàyyi woon mu nelaw. déedéet dañu ni loi bu baaxul. Abdou Diouf ak déglul ma wax la. loi dañu ni bu baaxul dañ koy dindi. xam nga loi moom bu xësee nekk rek il faut l'appliquer mais loi bu bonee loolu tubaab di wax ne dañ koy abroger loolu la ñu def bu fekkee bàyyi nañ ko fi rek ça veut dire que loi bi dafa war a tegu ci ñëpp loolu dañ mooy wax ji loi nag bu fekkee dindi wuñ ko mu nekk fi wax dëgg yàlla ñiy doxal bu ñu mandoo war nañ ko war a mën a doxal léegi nag est-ce que la ca nekk waruñu koo xool ak naan est-ce que waruñoo améliorer loi ba yooyu ay yeneen débat la yoo xam ne ay juristes yoo ko def man nag malheureusement Maodo man du ma juriste li ma xam daal mooy man li ma mës a jàpp mooy saa bu ñu ma tuumalee benn bëgg-bëgg laa yam mooy fexe ba faxas tuuma ci feek faxasuma ko damay jàpp ni bu ma doxee ci mbedd mi damay mel ni ku summeeku ba set loolu moo tax man li ma gën a bëgg mooy li sama góor ga nga xam ne maag yow ñoo ko bokk muy Serigne Cheikh daan wax yàlla na yàlla seral ay yaxam yàlla yokk leeram dafa daan wax ni tuuma alalu gor la kàccoor mooma ko mu ne nattu itam alalu jullit la yéefar mooma ko waaw d'accord nañ ci loolu mbokk yi ma fàttali boobu d'accord nañ ci waxin bu rafet bi mu ngi ko ci ak sëriñ bi ñu ngi fii ci daanaka janoo bi ak ay miiru ñing mi nga xam ne moo jiite Benno Bokk Yaakaar alors ay miiru ñing Sénégal day doy na waar de
waaw justice bi nga bañ a tudd de liggéeykat yi dañoo geraw ñu yore leen ay koppar fayu ñu leen ko gis nga inspection ñi inspecteurs yi nga xam ne ci wàllu sport la ñu nekk barki démb la ministre de la jeunesse dem fa bon au moins sax ñoom ñu ngi dégloo ni ba xam loolu dana am suite waaw wala déet enseignants yi bon c'est vrai que ñoom sax xëy na am na lu ñu def ci ñoom temporiser nañu leen bon dette intérieure lañ ko tuddee xaw ma yéen lu ngeen di targawu ci seen 7% yi ba noppi nguur gu yore ay bor yu mu fay opérateur OPS yi nekk ci àll bi gis nga Sonacos bu Ziguinchor Ndiédiane Diourbel Kaolack campagne agricole bi en tout cas réew mi doy na war en tant que député war ngeen ci wax de. waaw xam nga fan yu néew rek ñoo ngi daje woon ak opérateurs yi opérateur stockeur ak transporteur OPS yi waa di waxtaan ak ñoom ci assemblée nationale parce que loolu tam mooy suñu liggéey. te jàpp naa ni fii may wax ak yow état bi génne na 7 milliards et demi. ah bon dugal ko tey ci campagne bi. ci campagne agricole bi maa la ko wax boo demoon tey CNCAS ñu wax la ko tey itam fukki milliards ak juróom war nañ ko dugalaat balaa le 15 janvier te loolu yëpp waxtaan la pour yombal parce que xam nga réew suñu demee tey ba lii xew ñuy am record yu mel nii ci wàllu mbay Sénégal am na ay jamono daan am 1 million de tonnes mais gëjoon na fi bu ñu demee bàyyi 1,4 million tonnes gerte gi bari président tam jël matukaay ba wax ni li gerte gi di daanu sur le plan international di jar fanweeri dërëm ak benn bëgguma benn baykat yëg ni gerte gi daanu kon naa ko jënde ñeent fukki dërëm ak ñaar ba pare nag jël ay matukaay gis ngeen rythme bi nga xam ne moom la Sonacos actuellement di liggéey gis ngeen ni dañ huiliers yi ni ñu liggéey fii may wax ak yow jàpp naa ni fii ak une semaine dootoo dégg waxu gerte ci Sénégal parce que malgré mbapat mi ay matukaay non dama lay wax dootoo dégg waxu gerte parce que gerte gi dañu fixé prix bi à 210 francs dëgg la nag am na ay opérateurs yu jëloon gerte te jotagu noonu mën a fay seeni nit mais loolu jël nañ ci ay matukaay parce que banque bi nga xam ne moo leen di financer di BNDES astaghfirullah di CNCAS wax naa la ni dugal nañ fa 7 milliards et demi fii may wax ak yow te itam leneen a ngi ñëw te Sonacos bi nga xam ne mi ngi jënd gerte gi mi ngi 30 milliards yoo xam ni am na ko ci cadre ITFC nga xamee ni kooku financement islamique la mi ngi jënd gerte ku jënd bo mu fay la te itam mi ngi gaawal procédure bi ba wàcce gerte gi ak chèque yi lépp daf ko gën a accélérer pour nit ñi mën a teel a jot seen xaalis xam nga réew doo ko defar ba pare di ko yàq président de la république mënul yóbbu mbay mi fi mu toll tey wëlbatikuwaat jàppale baykat yi pour que seen njëkk bañ a daanu ba pare mu leen di sofantal. non parce que barki démb rek Saloum gaa yi ngi jaay gerte gi. waaw non xam nga déedéet xam nga ki yàkkamti loolu mën a ko dindi gis nga ki yàkkamti tey xam nga dañuy fekk toujours benn effet rek ñu wax ko tey ku nekkoon ci àll bi am ngénte fekk na opérateur bi nga xamee ni jotul financement jotagu ko nga am ñaari saaku gerte yoo xam ne da nga ko bëgg a jaay pour jënd ci benn bëy pour tudde ko sa doom nga gis ko la fay 190 nga def ko waaye nag bu ñu jàpp ni exemple boobu nga généraliser ko ba ni ñëpp a nga koy def dama la wax ni li ëpp ci gerte gi 90% ak 95% gerte yi huiliers yaa ngi koy jënd te Sonacos ak état bi jël nañu ay matukaay yoo xam ne ñoo ngi koy jënd di ko jaay teg ko ci yoon loolu moo am solo amoon na nag ay rëq-rëq yoo xam ne amoon na mais rëq-rëq yooyu corrigé nañ ko parce que bu fekkee ni rythme parce que campagne agricole tam kenn du ko def ci ñaari weer campagne agricole ñeenti weer lañ koy def bërigo taxaw na xaalis bi le temps ñu koy dugal il faut que nga dugal sa gerte ñu tuddee ko noté ko ñu noté ko ba nga xam ne xaalis bi génn na nga ñëw rang ñu fay la loolu nag def nañ ko te jàpp naa ni mi ngi avancé beneen bi nga wax ci wàllu croissance syndicat yi waaw dama lay tontu parce que gis nga Maodo ñun duñu ay gone campagne électorale ak at bu ñuy demee élection dafay fekk mu indi yu bëri man mii wax ak yow recevoir naa syndicat SYTJUST parce que bi ñu leen amee lu ñu leen programmeel ci loi rectificative des finances xam nga loi rectificative des finances day def ay prévision de recette def ay prévision de dépense prévision de recette yooyu bokkoon na ci ñu ne par exemple cigarette bi dañuy yokk taxation bi dañu koy jëlee ci 50% yóbbu ko ci 60%. alcool bi dañ koy taxé de temps dañ koy yóbbu jëlee fii yóbbu fii
waaye gis nga ci wàllu koom-koom dafa am lu ñu tuddee xaw ma nu ma koy waxee ci olof l'élasticité de la demande par rapport au prix maanaam saa boo yokkee prix bul defee nii rek la nga daan jaay da nga koy jaay ba léegi parce que dafa am ñoo xam ne dañuy xaw a nacc seen bopp ba lañ daan consommer dootuñu ko consommer su ko defee boo ci defee ay calcul ay prévision de recette mën nga def loolu fekk prévision de recette mais ci wàllu réforme justice ak ci wàllu jox gëdd les auxiliaires de justice maa ngi lay wax fii ci sa rajo bi li ci président Macky Sall am def amul benn président bu ko ci def. mais pourquoi grève bi mënta jeex. waaw mais parce que xam nga dama lay wax nii. période régler leen problème bi mu jeex. déedéet greffe yi lii régler yëpp xaalis la. te dama lay wax leen. yéen a ko signé woon. déedéet li ñu signé woon moom ñu ngi koy respecté. ah bon dama la oui li ñu signé woon. ñu ngi koy respecté ñu ngi lay dégg de. dëgg ma ne li ñu signé woon man la recevoir naa leen sama bureau. j'ai reçu tout le syndicat du SYTJUST ministre de la justice xam na ko parce que ba pare rendre naa ko compte ñeneen ñëpp xam nañ ko dama lay bëgg a wax ni la yéen a ngi respecté les accords. dama ne ñoo ngi respecté ak parce que am na ci accord yu ñu jël c'est étonnant parce que ñoom nee nañ accords yi respecté wu leen. léegi loolu ma wax la dafa am loo xam ne ni bët du yan waaye xam na lu bopp antal li nga mën a def nañu ko li nga xam ne mënaguñu ko def parce que soxla yi dafa bare gis nga Sénégal boo multiplier woon alal ji fi nekk yépp par 10 lu tee bu ëllëgee soxla génn boo xam ne mënoo ko faj li ñu man mooy waxtaan ak nit ñi def ak ñoom ay échéanciers yu clair wax ak ñoom ci li ñu man ñu def ko li ñu mënul ñu muñ ñun nag xam nañu ni bu ñu nekkee ci année électorale te loolu réew yëpp la parce que nit yëfu doomu aadama la rek ñoo ngi ci xëccoo wala defaat réew bi kon nag naa wax lii wala naa fuural fii wala naa xëqante fii wala naa gësam sama mbokk waa santé yi mais loolu yëpp li ci am solo comme li président wax rek waa santé ñi leen teg leen ko ci suuf parce que diggante bi ak ñuy dem élection dara xajatu fi waaye nag non dafa leen a jox mais d'accord naa ni bu ñu demee waaw mais dafa yaakaar rek xam nga nag nit tam xam nga yéene xam nga président dama lay wax nii dama am fu ma waxee nii pour la première fois ma gis benn président boo xam ne da nga def programme moom la ñuy tuddee le PAPLA mooy programme d'action prioritaire muy jeex 2018 nga dem ci bailleurs de fonds yi ni leen damaa bëggoon li ngeen ma joxoon ñu bokk toog waxtaan ma wax leen fu ma ko dugal dërëm bu nekk fan la jaar lan laa ci liggéey pour suma réew ba pare wëlbatikuwaat nag teg leen ni leen nag li ma bëgg nag liggéey pour suma réew ëllëg mooy 2019 2023 mi ngi nii keroog ba mu ko waxee benn junni la bëggoon ñu jox ko ñetti junni genn wàll mais loolu moo lay won ni dafa nekk ci action nekkul koo xamee dafa toog rek daal ni waaw le 24 déedéet booy liggéey nekk président ñu wóolu la jox am réew surtout réew mu mel ni Sénégal waaye doo ko wutal app da ngay liggéey yaakaar yàlla ba pare wóolu ko xam ni li ngay def yaa ngi koy defal nit ñi waaye yàlla mi ngi lay gis te yàlla nag ku def lu baax mu fay la lu baax. voilà ci wàllu terre bi xam nga terre bi fi mu toll nii saxaar la boo xam ne diggante su gàtt lay doon waaye daa gaaw lool. yéen a ngi doon def sax xam nga virtuellement yéen a ngi doon ut ab essai bi nga doon def. xool ba xam seen i kii te raay bi nangam askan wi génn am na ñoo xam sur le plan ci côté sécurité bi est-ce que jël ngeen ay matuwaay train bi dafa am courant proximité bi ak raay bi ñi ngeen war a indemniser mais est-ce que terre bi. dafa gën woon. terre bi baax na de Maodo. milliards yi bari na tamit de. parce que diggante réew yi xam nga bu njëkk ba da nga naan dama dëkk Bargny. suñu diggante Bargny ñeent fukki kilomètres la. te booy dem Bargny def ñetti waxtu. loolu changement yooyu moom la réew mi dépassé. léegi moom dafa bëgg ni dama dëkk Mérina Dakhar mais bu may dem Mérina Dakhar benn waxtu lay def loolu mooy li am solo. soriwaay bi ay kilomètres amatul importance mooy ñaata temps ngay def pour mën a ñëw ci réew mi wala foo bëgg a dem fa loolu moo am solo loolu moo tax autoroute yi baax moo tax train bi baax parce que train boo xam ne ni di nga jël 115 000 voyageurs di leen jëli ci banlieue bi di leen indi bu ëllëgee day dem ba aéroport ëllëg sax mën na dem ba Mbour parce que dafa am benn triangle bu ñu tuddee le triangle de prospérité Mbour Thiès Dakar il faut que ñu xalaat ci bu nit saa bu ko neexee mu mën a jógee Thiès daal ni maa ngi dem Dakar ci 30 minutes ñëw régler li muy régler delluwaat Thiès te du yor oto mais yooyu dafa am solo
Maodo. ah bon lu am solo la ci développement réew. parce que réew bala muy mën a développer il faut que ñu def fa infrastructure yoo xamee ni nit ñi dootuñu xëccoo sax di dëkk ci biir capitale bi xam nga yow di nga tukki xam nga li xam ci bitim réew damay xalaat lu tax ñu nekk ci bitim réew mën a am yenn commodité yi yow nga nekk Sénégal yi ni daal non Sénégal yi bu ñu nañ leen bàyyi ci sareet yeeg ci mais quand même nañu bàyyi loolu et puis électricité bi ngay wax bu président Macky Sall demee ba li fi nekkoon ci électricité mu multiplier ko par 3. non 400 waaw mais non c'est que déet bala ngay mën a jox train électricité day fekk nga am électricité bu doy. absolument mais boo ko amul da nga koy jox. mais ça peut créer des parce que gars yi dañu wax ne mën na indi ay problème ndax proximité bi. askan waaw dëkk loolu nag est-ce que indemniser ngeen toj ngeen kër jàmbur non indemnisation bi maa ngi dégg rek ci démb barki démb ci conseil des ministres bi. président di wax ni nañu indemniser nit ñi normalement. xam ngeen ni ci train bi liñ ci def ci ay indemnité ëpp na 60 milliards te ci réew mi rek la demaat ci waa réew mi rek la demaat te mi ngi wax laajaat ñu seet naka lañ koy defee ba mu gën a baax ci ñoom kooku boobu président dafa am yërmande ci nit ñi aspect sécurité yi nga wax nag am na solo kooku nag ñun ñëpp dañ ci war a wax parce que nit lu mu xamul xamu ko mën na ko fay. moo tax nag maa ngi gis jamono yëpp nag xaw ma yow yaa ngi koy gisam déet ay clip ak ay publicité yu ñuy def pour yee nit ñi ci wan ni leen train bi kat dafay dawee ak électricité na ngeen ko moytu bu leen di jéggi raay bi parce que yooyu yëpp tam dafa laaj courbe d'expérience il faut que loolu ñu yee ci nit ñi di ci waxtaan ak ñoom loolu mënoo ko def ci benn bis waaye nag dañuy tàmbali suñu train dinañu am sax dina am ay petits problèmes ay petites erreurs mais l'erreur est humaine mais ñu jàng ci buñ ci jàngee bu ëllëgee dinañu dem ba li ñu bëgg yépp ñu def ko train bi di dem incha allahu aéroport Blaise Diagne bu ëllëgee mu dem ba Mbour bu ginnaaw ëllëgee bu dem ba Ndar su ko defee Sénégalais yi war a mën a déplacer wu ci conditions yoo xamee ni yu mucc ayib lay doon yu neex yoo xam ne yu bakkane la ndax loolu tam Sénégal mérite na ko. est-ce que léegi yaakaar naa ne li ñu daloon ci législative yi doo ñu dalaat xam nga lu ñu daloon xam nga ko. mooy lan. bañ a joxe carte d'identité yi. non xam nga Maodo encore une fois dégg naa nag temps yi nag yéen a ngi góorgóorlu. non encore une fois. oui. man mosuma gis élection boo xam ne dañu def retrait 100% des cartes. te ministre waa déglul. mais donner les cartes rek. waa déglul rek waa déglul boo wax la. oui ministre de l'intérieur nee na. carte yi nga xamee ni nii. moom moo fi nekkoon avant la révision. téeméeri carte yoo gis. juróom-ñeent fukki ak juróom-ñaar seeni borom jël na ko. gars yi nee nañu carte kenn weddeegu ko de. baax na bi ñu bindaatee yu bees yi nga xam ne bi ñu ubbee liste bi révision bi. waaw non biométrique bi lay wax dafa ne. d'accord carte yi ci ba ñu defee refonte fichier bi laa wax. téeméer yu nekk juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar jël nañu. ci bi ñu ubbewaatee nag révision bi. mu ne téeméeri carte yu nekk juróom fukk yi jël nañu. kon mu des fa juróom fukk. bul fàtte ne yooyu yëpp ay 500 000 cartes la kon 250 000 cartes loolu tam ñi ngi jël seen matukaay pour di def même ay commission yoo xam ne dañuy déplacé wu ci nit ñi pour jox leen gis nga ki ñeme fi mu jëm waaye loolu du mënta teefalu kenn bu ko yàlla dogalee te nga liggéey président nag yàlla dafa def mu liggéey am bilan am lu mu woon réew mi te ànd kook yar te jig réew mi nag. bon ndax nag. kon réew mi jig na ko ba màkkewul quoi selon toi. selon vous pardon. pétrole baa ngi suus. ban pétrole bi avec signature yoo xam ne li ngeen def. ay pétrole baa déglul ma wax la rek pétrole baa ngi xeeñ gaz baa ngi suus maa la ko wax. bon xam nga ko kay. man fii may waxee yow. ñoo ngeeg code bu bees code pétrolier bi nga xamee moo bees xam nga nit xar day weesu mbote. Sénégal dafa am jamono boo xam ne amuñu woon pétrole amuñu gaz. dañu ni seew gis ñu ñëw indi fi seen alal dugal ko fi bu ñu pertee baax na bu ñu gañee baax na mais bi ñu demee ba xam ni am na nag lu ñu gis ba yaakaar judd na li président jëkk a def. mooy nañu changé code pétrolier bi. très bien fi ngeen ko jaaragul yëpp ay Franck Timis ay Petrotim lépp a leer c'est clair. mais bien sûr parce que amu ci loo xam ne dëppoowul ak code bi fi nekkoon. xam nga booy seet mbir naan leer na wala leerul da nga naan lii ñu def dëppoowul ak code bi nga xamee ni mooy loi bi nga xamee moo tënk secteur boobu mais ñi nga dégg ñuy wax ñëpp mas nañ la wax ni dañ fi def loo xam ne dëppoowul ak code bi dañuy gént rek
naan waaw bu ñu defoon impôt yi dinañu am impôt nanga waaye nooy imposé koo xam ne dafa ñëw indi ay milliards am di risqué xamul dina gis wala du gis mais xam nga. dafa am ñoo xam waaw bu ma wax yooyu. waaw non ne me parle pas de ñoom dañuy politique xam nga li ma lay wax. ah bon ce secteur là c'est mon secteur c'est mon domaine. taxaw naa ci biir assemblée nationale expliquer lu ma ci war a expliquer wax Sénégal yëpp di ma dégg fii mbir yi jaar mënul woon jaar feneen keneen mënu ci woon leneen léegi nag bi ñu demee ba nga xamee ni gis nañu pétrole ak gaz ci suñu réew nag am nañu lu ñu war a mën a changer suñu code pétrolier parce que léegi dawatuñu di seeti nit ñi mais nit ñi ñooy fëx di ñu seet si kii fëx di la seet si nag na nga koy teroo bokkul la ka ngay daw di ko seeti ni sew mu ñëw sa réew parce que boobu yaa koy wuti parce que boobu amoo dara. ñun daan nañu dem ay promotion yoo xam ni président Macky Sall mii daan na ci dem. yoo xam ne bu ñu ko invité wul du mën a dem état bi sax du ko jox paas. état bi du ko jox paas. oui d'accord ay mbiru ñu ngi ci catal waxtaan wi fi mu toll nii mais dafa am lu ma la bëgg a laaj lu jëm ci élection yi te moom la ñuy jeexale. opposition bi li nga wax dañ ko wax. day yëre ci doom bu boo dañ ne. élection yi bu leeree jaar ci yoon mathématiquement Macky Sall mënta gagné ñoom ñoo ko wax man waxuma ko. waaw fu ñu ko teg. xam nga man tam man la. boo leeree te jaar ci yoon. Macky Sall bu ñu demee le 24 65% la yem. waaw man tam maa la wax loolu. waaw maa la wax loolu. opposition bi dañu ni du mënta ga man ni la bu leeree jaar ci yoon. jaar fi mu war a jaar Sénégal yi dem voté ji. bu ñu demee ba 18h Macky Sall 65% la yem. ah bon waaw laaj leen ko. waaye sëñ bi yow confiant nga de. déedéet confiant man dama am lu ma teg xam nga man waxuma rek ci ngelaw dama seet Macky Sall bi muy jël réew mi en 2012 ñu naan salaire yi kenn du ko mën a fay mu tàmbalee foofu fekk fi ay bor yoo xam ni baykat yee ko moomoon mu dem wuti alal pour jàppale leen xiif sax duggoon na ci réew mi mu jëlee ko foofa di ñett ba ñu egsi fii ci 2018 fin 2018 mu def ñeenti at yoo xam ne mi ngi def taux de croissance de 7%. non boobu waaw déglu rek déglul waaw 7% mu en moyenne 6,80 kay. waay mais FMI wedd na ko doo ma may yow tam ma wax yow bàyyi ma waay. 7% de croissance. dem seeti ñi nga xamee ni ñoo ŋànk àdduna bi yëpp parce que dañ dul wax même les succès diplomatiques du président Macky Sall. succès diplomatique ah bon am na ko. amul benn réew bu xemmemul tey Sénégal xemmemul ñëw nekk ak président Macky Sall pour séddoog moom expérience bi mu am ay africain ko wax ay chef d'état wax ko ni ko sa leadership ci Afrique maa toog dégg le président Ouattara di ko wax. non xaritam la da koy jàppale. waaw déedéet non xarit am na yeneen xarit waaye am na yeneen xarit xam nga ne am na yeneen xarit dama leen tudd fii waaye ku gis nen ni nen a ngi président Macky Sall daal xam nga man lu ma koy ñaanal. kon daal 60% yow yaa ngi ko ngëpp. wér déedéet ñun du ñu dem ci làmb ji di bàkku dañuy bàyyi ba jóge ci làmb ji bàkku. ah bon kon gars yi dañuy bàkku rek mais yéen moom. ñu man du ma bala ñuy bàkku ñun dañuy xaar ba jóge ci làmb ji ñun daal du ñu nelaw du ñu naagu ku naagu daagu ku daagu ñu raw la. d'accord ñun daal dañuy dem dànk. ay miiru ñu ngi président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar maa ngi lay sant di la gërëm gan kàddu ngay tëjee léegi. xanaa nag sant waa Sénégal yëpp nuyu leen comme occasion bi jox nga ma ko ci sa rajo bi te ñëpp lay déglu ma ñaanal leen atum jàmm atum naataange Sénégal yàlla def fi jàmm di ñaanal waa Mérina Dakhar sama commune ba nga xamee ni nii maa ngi ñoom la woon démb ak bërki démb ba tey di leen wax ni nañu góorgóorlu ndax Sénégal a ngi dox te itam ku yéeg ci luy dox il faut fa nga bëgg a jëm di nga fa yegg kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal président Macky Sall nag mu am victoire bu àndul ak benn pënd boo xam ne benn pënd du ko am. ba nga xamee ni bu ñu voté rek le 25 dañuy dem assemblée ñi dem seeni bureau ñu liggéey yàlla jàmm di ñaan nag jàmm ci réew mi Sénégal réewu jàmm la ay kilifa fi nekk Sénégal gii ku ko xam boo fi wax war a wax ndànk kon nag. loolu lay ñaan di leen ñaanal yow Maodo di ñaanal waa rajo bi yàlla na yàlla def jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa voilà jërëjëf Aymérou ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm a fàttali ne yow yaa jiite groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar ci assemblée nationale nekk tamit maire fële ci Mérina Dakhar beneen dimanche incha allah daañu dikkaat ci beneen gan wasalaam